TV ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen jaajëfal ak baalu àq ci julli gi ñu jóge di leen ci ñaanal jàmm ak sutura ak teraanga gàllu mu ci daw géeju xéewal di namante ko baax a baax ñi bàyyi xel émission bi dinay leer mu doon émission bu ñuy séq ak responsable politique yi ak bépp acteur de développement tey jii ñu na ma ànd ak Dan Bamba Kane responsable parti Rewmi au niveau communal waaye au niveau départemental de Mbacké waaye rawatina dëkk bii di Darou Manane muy dëkk bu yàgg ci at yu yàgg yàgg ñu na ma ànd ak moom ñu waxtaane li nga xamante ni activité politique la ci département bi waaye tamit ci parti Rewmi doxalin wi ak duggin wi ci alliance Benno Bokk Yaakaar muy duggi si bu ñu bari di nattable mu bett ñu baree bari waaye tamit ndax bett na ko moom dinañ ci waxtaan ak tamit lan moo waral dugg gi ndax waxtaan nañ ci ak seen leader loolu lépp dinañ ci dugg ci ab leeral Dan Bamba Kane ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Xaadim bon di profité ci occasion bi di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di nuyu auditeur ak auditrice yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu wala téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. moo gën a baax defe naa di profité di leen balu ak yéen aussi di rafetlu vraiment seen liggéey di wax aussi c'est la première fois aussi ma ñëw ci Darou Manane TV yaakaar ne dinañ fi def waxtaan boo xam ne dina amal solo ñëpp ñu koy seetaan. dëgg la jërëjëf sëñ Bamba Kane ci nuyoo bu am solo boobu noonu nga ko waxee ni la ñu am mbégte lool nag ci ñëw gi nga fi ñëw tey ndax doon na lu ñu yàgg bëgg waaye bien vrai que ne sa génn dem ak ñëw bi xëy na jot gi mayu la ko waaye tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax ci nangu gi ñu ko nangul ci ànd ak ñun émission. kon Dan Bamba Kane ñu dugg directement rek ci waxtaan bi muy que ne Dan Bamba lan moo ko motivé mu dugg ci politique ndax xam nañ la ci wàllu social ak yooyu waaye tamit lu war a dugg si gi ak tànneef gi nga tànn pour dugg ci parti Rewmi. bon au fait politique ak social pour man amul différence parce que yëpp nit bi am yéene defal askanam ñoo koy def. kii def social am na yéene jàppale askanam ci li mu mën. kii def politique aussi ay ambition moo war a nekk pratiquement ñëpp amuñu même xalaat yi. ñëpp amuñu même opinion yi mais man jàpp naa ne même sooy def politique base bi yëpp mooy nan nga mun def ba mun a jàppale sa askan. ci gox bi nga dëkk. bon boo gisee nag nit ñi dem ci politique ba parce que peut-être foofu la ngay mën a gën a amee doole def li nga bëgg a def pour sa askan. ndax li nga mënal sa bopp di ko génne sa ñàkk sa doole di ko def soo demee fii nga xamante ne nii fa la li ñëpp bokk nekkee. xëy na te ñëpp yem ci sañ-sañ tamit def naa ne dina gën a yomb pour nga gën a mun a taxawu askan boobu noonu ci. mën a jot sa wàll mais lan moo waral tànneefu parti Rewmi dafa am idéologie bu ngeen bokkule wala lan la. bon yàgg na trop te man aussi dama bokk ci jeunesse boobu nga xamante ne nii gëmuñu ay transhumance te yaa ngi fii suba yaa ngi fële. man dama bëgg constant comme sama leader Idrissa Seck depuis 2007 man ci parti bi musuma transhumé musuma changé parti. musuma changé conviction aussi. dama gëm ne rek ne moom leader bi mu doon ak nit ki mu doon war na mën a changé réew mi war na mën a soppi Sénégal yóbbu ko ci beneen xar kanam. d'après qualité yi ma xam ci moom ak ay jaar-jaar bi ma defee samay investigation ci moom ay jaar-jaaram depuis temps Abdou Diouf. temps Abdoulaye Wade ba léegi. ak ay constance am selon ses paroles et tout ma ne donc kii jàpp naa ne leader bu baax la boo xam ne peut-être suñu ànd ak moom incha allah yàlla mën na def Sénégal bi ñu bëgg suba ñu mën ko am ci Idrissa. waaw mu mel ni yaa ngi wax ne ambition politique bi moom ngeen xaw a nuróole nga gis ko ci ndax loolu dara soppeeku ci bi nga demee ba idéologie bi nga gisul ci Benno Bokk Yaakaar gisoo ko ci président Macky Sall gisoo ko ci kenn ku dul ci moom mu dem ba gisee bokk ak moom idéologie président de la République lan moo ci soppeeku. non pour man dara soppeeku ci parce que man bi may ànd ak Idrissa c'était pour mu am accès fi ñuy dogale ci réew mi. mun na indi xelam ak xalaatam. ba mën bokk ci ñuy décider. pour Sénégal. li ñu bokk ñun ñëpp. donc vision boobu conviction boobu la àndewoon ak moom. ak seegul ci fi gën a mag mooy présidence bi. mais tey defe naa ne bokk na ci troisième personnalité de la République yoo xam ne peut-être am na bu baax a baax pàcc bu yaatu boo xamante ne nii président de la République moom koy ci déglu. ci loo xam ne mu ngi jëm ci askan bi. bu ñu demee ba dénk le conseil économique social ak environnemental jàpp naa ne
réew buy dox ci àdduna soxla nga structure bu mel noonu ndax fi ñuy xalaatee lu jëm ci économie ak suñu environnement ak suñu développement def naa ne nga di ci joxe sa xalaat lu am solo la te man gëm naa ne xalaatam boobu noonu laa rafetlu ba tax mu ànd ak moom donc su amee vraiment possibilité mu mën koy joxe ci tolluwaayu jamono jii nii ci nguur gi loolu dama koy rafetlu. di nga ko rafetlu waaye lenn rek moo ma doon bett lenn rek moo ma doon bett parce que man mun naa wuuteeg ñu bëri xalaat ci Idrissa cohabitation bi mu am ak président Macky Sall ci nguur gi ndax dañu génn ci ay élection ñu def élection yoo xamante ne nii yu am solo la sénégalais yi am lu ñu wane ginnaaw bi Macky Sall président Macky Sall jiitoo sénégalais yi tànneef bi ñu def après ci Idrissa lañ ko def donc bu fekkoonte ne dañ doon def concurrence su programme sénégalais yi ginnaaw bi ñu wekkoo ci PSE jàpp ne programme bu baax la def naa 1 3 15 45 lañ ci teg donc man dama gis ne concordance boobu toujours dafa day am parce que Macky Sall ñun ñoo ngi ci 14 ou 15 millions de sénégalais liste électorale boo xoolee 5 millions de sénégalais ñoom ñoo si bindu woon ñu voté Macky Sall ñu ngi toll ci presque 2 millions et quelques sénégalais donc Macky Sall dafa comprendre que ne warul mën a nekk un président minoritaire parce que boo xoolee ñi ko fal pour mu nekk président 2 millions et quelques la ci 14 millions sénégalais donc am na 12 millions sénégalais yoo xamante ne nii Macky Sall xamul ndax dañu ànd ak moom wala ànduñu ko mais nag ci biir loolu noonu mu am grandeur ne sama 2 millions sénégalais yi nga xam ne leer na ma ne mën nañu àndal naa jëli 1 million sénégalais yi ànd ak Idrissa Seck boole ko muy 3 millions sénégalais te loolu bi mu koy def te jël yamalewu ko ci Idrissa Seck dafa ubbi ay buntam ne nañ leen def gouvernement d'union nationale muy concordance boo xam ne dafa waroon nekk ñu yëngu ci politique yëpp am ay ambition pour Sénégal dañ ko waroon rejoindre ku nekk indi sa xam-xam ndax am nañu topp yeneen parti ndax seen idéologie mais ñooñu tamit fi may dalee si seen kaw tuuti rek mooy lan moo tax rejoindre président Macky Sall ngir intérêt national parce que ñooñu suñu andi woon seen xam-xam boole bu Idrissa Seck ak bu Macky Sall def naa su boobaa Sénégal mun na jóge ci coow yi ñu nekk jóge ci jafe-jafe yi te bu ñu pratiquer xam-xam bi ñu indi taarix ko ci ay téere muy programme nit ñi basé ci ba voté leen yàlla mun na def mun nañ changer lu bëri nga xam ne peut-être bëggoon nañ ko changer ci réew mu mel ni changement boobu nga wax waaye coppeeku guñ gis ci président Idriss Seck ndax bu waxee ne du jëlati maam nomination soxlaatu ko du premier ministre du lenn lu mu soxlaatu lu président moom idéologie boobu ñu bari ci daw topp ko ci xalaat boobu am ak doxalin boobu conseil économique social bii mu waxoon ne sax lu ñu war a tas la def ko ci njàngale meeg secteur santé bi bu demee ba jël ko nga toog fi yow Dan Bamba kan rafetlu ko xalaat ne loolu moom cër bu baax la ngir développer Sénégal tam bu fekkee loolu ci lañ mën a basé ba mën a développer Sénégal lan moo taxoon mu xeeb ko ba war koo dindi. non merci bi nga duggee ci question bi parce que question boobu am na amalgame am na ay nit yoo xam ne dañuy wax naan Idrissa dafa waxoon nañ tas CES bi alors que du yow du benn nit bi nga xamante ne nii mu ngi ñuy seetaan mu ngi ñuy déglu bu mën a wax ne Idrissa moom moo waxoon ne nañ tas CES bi Idrissa haut conseil de collectivité territoriale la waxoon ne amul sens. ku yoroon loolu. je pense Aminata Tall je sais pas mooy bi mu yor nii da actuellement. boobu la rafetlu wutoon am na raison yi taxoon rafetlu ko expliqué nañ ko si suñu programme 1 3 15 45 mais conseil économique social environnemental bi waxu ko mosul wax boobu mosu ko wax d'ailleurs sax ñun conseil économique social environnemental soo demee suñu 1 3 15 45. programme bi cité nañ ko si mais dafa am luñ ci dolli mais loolu ça nous concerne en tant que parti ça nous concerne suñu nekkoon président pour le dérouler. mais loolu yëpp je pense que am na solo ma leeral la ne li ñuy jiiñ ne moom lañ doon wax naan na ko tas bokkul ak li muy yor nii mais am na solo tamit ñu leeral conseil économique
social ak environnemental aussi lan mooy njëriñam ak fan la ci Idrissa toll. je pense que ñu bëri gis nañ yu bëri ngi changé nañu waxante dëgg. jamono bi yu bëri ngi changé. te moom moo ko changé. non xam nga moom moo ko changé parce que yorul dernier mot bi damay wax dëgg tamit lu ci mën di am mais ay xalaatam lay dajale waxtaan ceeg ki nga xamante ne nii moom la séqal réew mi. ci jom ak fulla ak fayda ak ngor ngir njëriñu askan bi. boobaag léegi nag nañu waxante dëgg yu bëri ngi changé liggéeyu ndaw yi gis nañ ci président taxawee am na yu ci bëri yoo xamante ne ni peut-être nit ñaa ngi doon gis mu di leen naqari te léegi mu ngi changé. dañuy ñaan yàlla mu gën a changé. aussi fi ñu xaar président Idrissa Seck man fi mu koy xaar ak peut-être ñeneen ñi nga xam ne ñu may seet ñu gis ay résultats yu baax. ci dugg bi mu dugg ci CESE bi parce que dugg ci CESE bi et je pense que dugg ci pour ñu koy wax président CESE non dugg ci CESE bi man xam naa ne résultats yi mu joxoon ak président Abdou Diouf. temps yi mu nekkee président de la République du Sénégal. ci année 80 yi Idrissa duggoon na ci gouvernement Abdou Diouf. nekkoon ministre commerce ak yeneen portefeuille yi mu yoroon. def naa ba muy génn Abdou Diouf nangul woon Idrissa génn ci gouvernement bi. Abdoulaye Wade bi élection yi ñëwee mu woo Idrissa pour ñu génn dem préparer seen parti PDS pour mën a jàkkaarloog Abdou Diouf metti woon na ko trop te it amoon na problème trop ku muy changer Idrissa Seck ci poste bii mu ko dénk. ndax vraiment résultat yi mu ko ci jox ak yi mu ko ci wan gëj na gis ministre bu liggéey bu mel noonu. te itamit boo xoolee parcours am ak fi mu jaar vraiment moom daf koy waxal boppam sax day wax naan toujours bàyyi leen coow yi di coow ngeen indi ay résultats muy tontu coow yooyu di teew donc. fi ma koy xaar te am naa si yaakaar que ne dina joxe résultat yu baax ci CESE bi te loolu rek moo ci importance. loolu moo ci importance bi waaye kon bu ñu bàyyi xel ne benn yoon Idrissa Seck moo xoon ne 2022 dinaa bàyyi politique taxul mu rawale boppam ci siège bi ñu ko jox kon ñu bañ a xalaat loolu daal xalaat ne 2022 bi waxoon ne ci lay bàyyi politique. bon xam nga tamit dafa am contexte bu ci changé xam nga Idrissa daf ko compté woon ci ay élections. compté woon ci ay élections. waaye compté wu ko ci 2021 2022 xaaral def na élection bii di ñëw mu stoppaat su ma nekkul président mun na maa bàyyi mais yooyu yëpp dafay concerner nit ki ndaxte boobu dañu amoon concordance ci élection présidentielle chaque 5 ans dañuy tëgg élection présidentielle suñu constitution bind ko. mais bu am lu ci changé président Macky Sall ñëw yokk benn 7 ans boo xamante ni c'était imprévu. ci waxam jooju noonu donc. loolu dañ koy jël ci base élection yi war a am ci kanamam mais dootuñu ko mën a basé aussi ci date bu nga xamante ne joxe woon na ko je sais pas est-ce que tu vois ce que je veux dire. déet nga bëgg a wax kay xam naa ko waaye yow li ma wax daal da nga koo déggul ko ndax bu fekkee ne ci élection la ko tënk élection yi li ci changé mooy nombre de 5 dem 7 waaye tamit nombre de élection yi moom ba tey mi ngi fi. comme nombre d'élection yi la wax. comme changé wut. non comme mu jël muy changé carte doom 2022 mën naa joxe carte parti bi. non bu dee loolu. xamul tax changé na 2022 suñu calendrier électoral suñu constitution suñu calendrier électoral dafa waxoon ne 2022 war nañu am élection présidentielle léegi su fekkee élection yooyu la doon wax ñu pousse ko ba 2024 lan moo tax yéen tamit mun leen tuxal waxam jooju noonu ba 2024 ngeen xool ndax buñ jàllee 2024 day nekkaat candidat wala déet te loolu la waxoon donc chaque fois changement bi am tamit yow mënoo rester taxaw fi nga taxawoon ci position alors que am na lu fi changé àndoog changement boobu bëgg ko àtte impossible. d'accord nañu ak yow ci kon dugg si bi yàlla na yàlla sottal comme ni nga ko waxee am résultat yu avancé mais ñu avancé dugg ci yeneen yi muy mel ni ndax jaayaalewul seen njëg ndax kenn ku nekk ci yéen rek amoon na lu mu doon posé ndax léegi yéen amati ngeen benn dayoo bi ci politique yéen ñu ànd ak moom. ginnaaw bu taylee boppam ñun tey lañ ko gën a am c'est-à-dire man bi may dugg ci politique. amati ngeen poids. non loolu moom. am poids toujours dañ koy mesurer ci ay élections foofu la ñuy xamee poids. non non waaye ak nit ki nga xam ne dañ naan soxla dan bambakan mu daw ñëw soxla keneen mu ñëw daw ñëw bi mu joxee boppam daa jaayale seenu njëkk daa lekkaale seenu njëkk. non foofu tamit il faut ñu leeral ne fi amul joxe bopp parce que xam nga ñan ñoo joxe bopp AFP mun nañ ne dafa joxe bopp parce que dañu seey ci Benno Bokk Yaakaar. PS dañu seey ci Benno Bokk Yaakaar am na yeneen parti yu bëri dañu seey ci Benno Bokk Yaakaar mais parti réew mi
seeni structure ba tey may wax ak yow ñoo ngi réunion di décider ci turu parti bi di xalaat ci turu parti bi di jëf ci turu parti bi. ñeneen ñëpp a koy def am xaaral ñeneen ñëpp a koy def nag. AFP def na ko ba Moustapha Niasse jug taxaw sax di saaga xale yi. ci côté boobu kon bu élection amul kon suba bu élection amul suba. bu dara changé wul bu élection doon am suba parti réew mi day dem élection ci titre parti réew mi. bu dara changé wul laa la wax nag parce que nag ànd bi ñu ànd nii c'est pour liggéeyal Sénégal. mën nañ waxtaan saa su nekk am ci luñ juboo lu ñu mën a boole ñu ànd def dara. yow am nga yaakaar ne parti bi. mais su changé wul ba tey changé wul ba tey may wax yow changé wul su fi changé wul ba tey bu subaa bu ñu dem élection Idrissa day démissionné cesse ñëw reconduire ci parti. ndax dina ko def. bu dara changé wul nañ ko def mais tamit. bu ñu bokkul gisee ci accords yi bokkul ci accords yi ko tax a ñëw. non xam nga fekke wu fi ñu ko waxtaanee mënoo ci àtte mënoo ko fekke wuñu ko donc mënuñu ci wax ñu waxante dëgg. parce que dañuy def politique mënuñu man li ñu gis lañ mën a wax te mooy que ne dafa soumissionné pour ñëw engagé wu pour liggéey Sénégal jàppale Macky Sall ci ñu liggéeyal réew mi donc loolu mooy principe bi loolu mooy conviction bi. d'accord mais nag la nag ci kanam ci cadre politique bon suñu gisee ne war nañ ànd suñ ko waxtaanee ñun dinañ def suñuy analyse jël suñuy position su fekkente ne nii. logique na pour ñu dem ci jàpp naa ne am nañ secrétariat national boo xamante ne nii vraiment xam nañ vraiment lan mooy parti réew mi dañ ci liggéey moom toll fii dinañ décider lan la ñuy def. lan la ñuy def loolu sax moom may pousse jëmale ma ci leneen li mu mel ni ku ñuy wax Manel Fall bokk na ci bureau national ba mu mel ni coordination bi tënk ci département bi mu nekk ñaari coordinateur la am muy Mafari Ndiaye ak diggante ak Aboma muy Moussa Mohamed Cissé. lan moo waral ñaari pàcc yooyu ñaari pàcc réew mi lañ am biir Touba. bon moom exclusivité lay doon du débat du dara information. dama bëgg à partir d'aujourd'hui journaliste kuy seetaan ak koo mën di doon. que Touba fii amuñu ñaari coordonnateur lii du commentaire information la ci képp koo xam ne mu ngi ñuy seetaan na nga xam ni au niveau de Touba amuñu ñaari coordonnateur benn coordonnateur la ñu am muy Mafari Ndiaye coordonnateur commune bu Touba ak coordonnateur As Diagne mooy coordonnateur départemental donc loolu la ñu am bon yeneen détail nag je vais pas m'entrer parce que ça concerne pas le parti du concerné wul parti bi concerné wu ma dugg ci dugg mais fii nii parti bi amul ñaari coordonnateur amul xàjjaloo amul leneen en tout cas mu ngi dox ci dëgg ak yoon Mafari Ndiaye moom moo ko jiite As Diagne mooy coordonnateur départemental xale yi bokk ci parti réew mi ñu ngi ci ginnaaw Mafari Ndiaye ak As Diagne di liggéey pour parti réew mi la preuve élection présidentielle yi ñu génn gis nga QG bi ñu amoon fii ci 28 gis nga ni mu doon animé tout parti bi yëpp ngi foon bépp bataaxal bu jógee ci parti bi SN secrétariat national wala ci Idrissa ci loxo As Diagne lay tege ak ci loxo Mafari Ndiaye donc amul beneen coordonnateur reconnaître luñ keneen comme coordonnateur donc c'est clair et net et que information la léegi ndax mën naa la laaj que ne Mafari Ndiaye moom mooy coordonnateur commune bu Touba As Diagne coordonnateur départemental ba bàyyi ñu def congrès wala ñu am décision bu jógee ci SN boo xam ne mooy changer loolu excuse-moi mais ba tey may wax ak yow nii amul dara lu soppi loolu amul dara lu changer loolu te loolu moo fi nekk. kan moo fal Mafari Ndiaye mu nekk coordination bi ndax xam nañ ci parti bi ñuy doxal ci lu jëm ci wàllu texte lañ koy defee kan moo désigné Mafari Ndiaye ne coordonner parti bi. très bien c'est une très bonne question parce que xam nga coordination dañ koy far par consensus ou par vote. suñu élection bi na dem congrès. te ci congrès lañ doon falee yooyu noonu. bi ñu jub élection yi sax am na benn modèle bu ñu jotara indi lool mais loolu c'est tellement politique bëgguma ci dugg parce que stratégie la mais avant loolu ñun dañu toog au les responsables du parti ñu toog kër benn kilifa bu sant Mbàkke fii ci dëkk bi ñu waxtaan ne parti bi war nañ ko organiser te it pour mu organiser wu faaw ñu am un coordonnateur ñu waxtaan ba jubóo loolu mooy nomination par consensus ñàbb ci Mafari Ndiaye ci lañ falee Mafari Ndiaye
en humanité ñëpp ànd si amul ku contesté si salle bi jour boobu donc loolu gisuma lu gën a valable loolu. d'accord naa léegi kon pré électoral bi. lan xaaral moo indi Mohamed Cissé. xaaral ci cadre département bi. kooku nomination boobu moom ci kaw la jógee Idrissa Seck moom moo ko nommé As Diagne dénk ko mu géré ko ça fait des années ci ginnaaw. dara dindi ko ñu ànd ak Baye As Diagne te gisuñu ci moom lu tax ñu ne dañ koy jëli ci moom wala ñun dañ koy contre c'est clair et net yaakaar naa. d'accord naa dama ne la pré électoral bi ngeen génn avant campagne bi Mohamed Cissé ñëw ak ay moyens yu baree ñu am cër bu ñu ko jox boobu cër bu ngàbbu woon ñu jox ko mel ni coordination bi la yore lan moo indi Mohamed Cissé ci yéen ba ngeen tuddee ko Obama yéen ñëpp ngeen ko doon safoo. non bu ne yéen ñëpp turu Obama bi fii laa ko déggee xam nga koy Obama benn laa ci xam il est aux États-Unis il était l'ancien président des États-Unis koo xamee bon c'est mon idole ci cadre communication des fois man am na gars yi may wax sax ne vous exprimez comme Obama et tout. loolu d'accord nañ. voilà man foofu laa xamee Obama mais ce qui se passe ci waajoo ji ngay wax c'est quelqu'un koo xamante ne nii xamul woon politique xamul luy politique. En 2017 fin 2017 mu juumul entre 13 ba 16 décembre 2017. d'accord dañ ñëw ci parti bi mu ñëwee dal ci benn kilifa diine fii. waxtaan ak moom ne ko dama bëgg yëngu ci politique mais dama bëgg dem parti réew mi kilifa gi jox ko juróomi numéro Dan Bamba As Diagne Manel Mofari ak suma juumul Adja Aram Gueye ne ko soo demee wool ñooñu waxtaan ak ñoom mu intégré leen man bi may woo maa ngi Portugal il me parlait ba dafa ma doon woo téléphone ba damay gëmmentu ci téléphone bi des fois ay 1h30 lañ doon wax ci téléphone j'ai les preuves aussi ci li may wax ne ma ne ko de toute façon ñun yaatal nañu Idrissa sant ci parti bi képp ku ñëw dañ koy def comme suñu bopp dañ lay yaatal bon mais nag intention wu nit ku nekk moom moo ko xam mais ak lu mun di mel am na ñoo xamante ne ni dara fëkku leen dara fëkku leen te seen constance ak seen fulla ak fayda yow boo ñëwee ak beneen intention da ngay mujj génn ci li nga nekkoon wala nga seppi leen xam ne mënoo dox ak ñoom parce que ñoom du ñu fasu kayit boo xam ne ngelaw day ñëw yóbbaale leen. du alal ñu bari sax moom amu fa moom xam na xam-xam amu fa. peut-être am na nit ñoo xam ne tey. waaye bu ngeen campagne bu jaar yoon ngeen dem ci village yu bëree bëri moom dugal na ci loxoom nag. non man mosuma ànd ak moom xaaral il faut qu'il soit clair. parti bi ñu désigné fii au niveau local amu si kenn ku mës a ànd ak Mohamed Cissé benn centimètre di def campagne. waaye bi ngeen di joxe loxo ci coalition bi fii nii moom moo ñëwoon présider ndaje mu mel ni moom moo doon joxe kilifteefam. ak benn bokk yaakaar moom doo nga ñëw. waaye moo wax ci turu kilifteef bi non xaaral du moom doo nga ñëw mën naa am yow ñëw nga keneen ñëw na. non waaye moo wax gis nga woote politique la ku neex mën nga ñëw incarner lu la neex mais gis nga. non moo toog ci siège Idrissa Seck fa tegal moom moo ko yooyu yëpp c'est pas important. les plus importants souvent ils apprennent pas dañu feeñ laa bëgg a wax ci télé. ñi gën a am solo ñaare duñ di feeñ ci télé. te ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. tey suñu émission bi ñi koy réaliser kenn gisu leen. te bu dul ñoom kenn du gis kenn du seetaan émission bi. d'accord dañoo rëy làmmiñ rek toog fii ku nekk di wax. mais ñiy tax nit ñi jot ci émission bi. kenn du leen gis. dëgg la donc c'est pas important toog affiché wu ci télé naan man la yooyu c'est pas important dafa am yoo xamante ne nii moo am man dama bëgg ñu respecter suñu parti. bëgg ñu respecter suñu parti mooy. nga xool ni parti bi di doxee règlement intérieur bi nu muy doxee nga doxee ko ci am yoo xamante ni mënoo ko wax ci télé mais kilifa gi àdduna ci yooyu yëpp. Idrissa wax na ci Idrissa décidé na ci Idrissa jël na ci motawaay yi mu war a jël mais am na yoo xamante tamit par respect ak vraiment ñoom suñu parti ni muy doxee mënoo toog à chaque fois naan lii la toujours di wax. d'accord nañ mu mel ni fii nii moom pour ñu tëj clause boobu noonu. Mafari Ndiaye moom mooy coordonnateur département bi As Diagne mooy coordonnateur commune bi. leneen amu fi
ku fi nekk di tëb ka dal yoon baa ngi noonu tëbal nga dal mais ñun xam nañ li fi nekk. l'essentiel bi. ku ñu nax tamit nax nañ la ku ñu wax lu dul dëgg wax nañ la lu dul dëgg mais fii ce qui est sûr et certain mooy que ne. Mafari moo fi nekk comme coordinateur. d'accord nañ léegi ñu ñëw ci mu mel ni dugg na ci benn forum bu bari coow ngeen ñëw ci mu mel ni mburoog soow bi ñu bari daa mel ni unku da cee saw lañ wax ndax coow li am na convocation yi diggante ñaari parti réew mi ñaari membre parti réew mi yooyu defante convocation ay membre benn bokk yaakaar ak parti réew bi defante convocation tëw a dakk lan moo am ci seen forum bi ndax gis nañ ne ci nga bokk ci ñi koy piloté. waaw xam nga man nag mënu ma dal ci kaw média bi parce que man acteur média la patron de presse la investir naa ci presse. d'ailleurs mu ngi Dakar sax. dëgg la soo leen ko mayee peut-être du publicité. alors ci fin bi après nga doxal. mais témoignage média TV ak waaw info suñ site web bi def naa ne mu ngi déroulé bu baax a baax mu ngi dox bu baax a baax. bon gis nga. journaliste yi ni ñu traité information bi moom baaxul te du mu leen recarder mais dama leen di wax ne éthique ak déontologie mooy base journalisme amul benn journaliste boo la toog këram rek toog à travers d'un téléphone nga bind ci ay articles yoo xamante ne nii ñu ko déglu dañuy xaw a tey seen gémmiñ bu ñu fàtte ne Sénégal bi mu yëngoo sax li ko seral fii la jógee ci dëkk bi. dëgg la kon du waa dëkk bi ñoo yëngal contradiction day am contradictoire des fois day am ci ay ndaje rawatina ndaje xale mais peut-être gars yi ni ñu traité information bi sincèrement ak li am wuute na man du ma raconter du ma nettali man ay fait laay wax. parce que man jour ba maa ngi ci salle bi avant jour bi. dajee nañ ak maire suba bi. waxtaan ak moom. dafa am ay incompréhension yu ci amoon am aussi loo xamante ne nii mu ngi sonal nit ñi. te mooy audio WhatsApp yi parce que mauvaise information toujours mu indi sax guerre ci yeneen réew yi. waxuma la nag. ak ñàkk déggoo ci ñoo xamante ni dañu waroon ànd liggéey lu nga xam ne njëriñu askan bi lay doon. parce que man dégg naa sax ci audio yi ay nit yuy wax naan président Macky Sall dafa jël alal bu bëri indi ko ci commune bi léegi booy APR yi nar ko ngar daajoo pour séddoo ko jox ko seeni nit te loolu duñ ko nangu. et c'est faux li président Macky Sall sax yëgu ko from bi initiative bi mu ngi jógee ci benn ndaw APR. bi mu ko xalaatee. ndaw yi di ci dox mais par élégance ñoom ñu ne comme ñun suñu parti dafa yaatal yeneen parti ci nguur gi kon lii ñuy def buñ ko yemale suñ biir te sañ nañ ko woon yemale ko seen biir même yow xaari bu la neexee nga organiser un forum dem xool ñeen ci neex nga ànd ci ñoom bon ñu def appel mouvance présidentielle bi mais ñu juumoon bu njëkk dem ci benn camp bu leen di wax ne ñoom ñooy waa parti réew mi ñu dugal leen ci seen biir ñooñu dugg comme ni ñu leen xamee ñu yàq forum ci ay wax ak ay comportement yoo xamante ni vraiment kenn mënu ko rafet maa ngi woon Dakar ñu woo ma téléphone waxtaan ci ak man leen da ngeen juum parce que da ngeen jaar fu ngeen warul jaar léegi dem leen ci Mafari Ndiaye ngeen waxtaan ak moom dina leen boole ak jeunesse su parti réew mi di ngeen liggéey te di ngeen gis ne li ngeen dox dina am ay résultats. ginnaaw bi ñu dem si Mafari waxtaan ak moom Mafari boole leen ak jeunesse su parti réew mi classique ñu invité leen benn conférence de presse benn waxtaan d'abord. waxtaan bi ñu jubóo ñu def benn conférence de presse. ñoom ñu sentir seen bopp que ne voilà ñu ngi door a retrouver parti réew mi ak identité ñu commencé liggéey léegi nag ñi doon wooyee seen bopp parti réew mi ak ñi nekkoon ci beneen clan bi fee di wax créer benn kii am ñoom sax dégg naa ñuy wax naan rébellion lañ tuddee seen bopp créer benn rébellion contre fraude bi léegi man bi ma ñëwee fekk naa sax lu jafe ci politique xaadim parce que man bi ñu may nommé en qualité du vice-président du FRO. nekkuma fi fekkee ma sa réunion bi donc loolu j'en profite également
pour remercier ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jeunesse su parti Rewmi ci confiance bi ñu am ci nit ku fi nekkul di ko fan mu jiite leen topp ci ki nga xam ne moom moo jiite forum bi muy Khadim Sylla loolu vraiment ça me tient au cœur lu ma rafetlu la. parce que fii ci politique xam nañ ni muy doxee nit ñi dañuy xëccoo ko xeex ndax ay position yow ñu fal la li gën a am solo daanaka te bañ la koy fal fekku la fi xam nga loolu vraiment du lu ndaw. donc loolu maa leen ciy remercier de leur part. léegi nag li fi nekk mooy li ñuy def nii moo ñu engagé ci politique forum bi ñu bëgg a taxaw. moo ñu engagé ci politique. forum bi du xaalis bu ñu jox mais cambio la interchange lay doon boo xamante ne nii ñun dañoo bëgg organiser forum boo xamante ne nii mouvance présidentielle dañ ciy bokk opposition bi dañ ciy bokk ñëpp dañ ciy bokk ñu waxtaane lépp taxawal lépp dem wuti ay partenaires yoo xam ne dañuy ñëw xoolal ñu suñ xale yi bëgg formation ñu former leen xoolal ñu suñ xale yi nga xam ne dañoo am ay diplôme te amuñ fu ñu liggéey ñu wut fu ñu leen dugal ñu liggéey xoolal ñu nit ñi nga xam ne dañoo am ay projet pour liggéey ñu am partenaires yoo xamante ne dinañ leen mën a financer xaalis pour ñu mën liggéey. def seen projet loolu mooy forum. et c'est ça. kon daa mel awagu leen yoon wi ndax gisuma ci parti bu PDS gisuma ci bu PASTEF. non xaaral accès guñ foofu gis nga bi loolu xam nga forum mooy loolu d'abord donc loolu noonu man damay def appel bi fii nii di woo parti politico société civile ak ñëpp les journalistes et tout ngeen ñëw rejoindre ñu ci forum bi ñu fexe mu sotti ndax du moins pour la première fois ñu ne jeunesse bu Touba def nañ benn réalisation boo xamante ne nii ca fin ba yépp ndawu Touba ñoo ci jëriñ et j'en profite pour remercier monsieur le maire Abdou Lahad Ka c'est vrai que jéem na ci ay jéego moo waraloon coow yooyu nga doon dégg initiative bi lépp moo doonoon def fexe mu baax donc ñu ngi koy remercier ci loolu mais remercier particulièrement honorable député Sadaga chapeau Sadaga démb dañu daje këram mu bi ñu jógee kër monsieur le maire dañu dajee këram ñu waxtaan mu woo mouvance présidentielle bi woo ñi nga xamee ne ñu opposé woon bi ñu dajee ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ñu am consensus. alhamdulilah. ñu am consensus ba vraiment li mu la wax léegi moo ci nekk même ñi meroon dañ leen wax lu amul ñu jàpp ne liñ leen informé dëgg la ñu mer mais man bi ñu demee man j'ai pris la responsabilité d'expliquer lan mooy forum. lan moo xew. parce que ku mu leer ci sa bopp nga takk sa ndigg ndax ku yëngu ci politique wala nga nekk un homme public am na ñu topp sa ginnaaw ñoo xam ne boo sañoon am fu ñu xëy. biñ leen leeralee luy forum dindi li ci làqatoo woon yépp am na ci benn kilifa boo xamante ne ni mu ngi 28 xam nga lu mu wax démb man daa mel ni da ngeen maa muuri samay bët ma ne ko kilifa gi ma jaar si turam ne ko ñu ci bëri ni yow lañ meloon lañ leen wax ak lañ leen ko waxee moo waral ñuy rebeller contre ñun mais ñun ñëpp si yam forum bii ñuy defar nii bu sottee ñun ñi ko organiser amul kenn ku ci bénéficier wu dara xanaa du moins ma am ci sama koñ ñoo xamante ne nii soxla woon nañ emploi soxla woon nañ formation soxla woon nañ financement pour liggéey ñu bénéficier au financement boobu noonu. d'accord waaye te loolu mooy sama mu mel ni Abdou Lahad Ka mi nga tudd léegi rek ma àggale ci Sadaga donc su Sadaga defee vraiment jéego yi mu def ànd ceeg kilifa yi mu àndal ba consensus am ci te it consensus bi jàpp naa ne dina dëgër bi yoon ndax ay kilifa diine sax dugal nañ ci. su ma juumul war nañu am rencontre ak sëñ Bass Abdou Khadre pour vraiment gën a consolider waxtaan bi. te loolu rek moo am solo. ndax ñun liñ def participation la boo xamante ne ni pour participer ci jàppale Serigne Mountakha Bachir ci ndaw yi mu am ci dëkk bi ñu am xëy ak liggéey ñi nga xam ne ñu ngi yëngu te dara amuñu doole ñu mën a fexe ba nguur wala ay partenaires jàppale leen ñu mën a am doole pour liggéey les banques et autres. donc loolu mooy initiative bi. d'accord initiative bi rafet na jéego yooyu Abdou Lahad Seck Sadaga def rafet na ndax ku jàmbaar la ci def ba jàmm am ak yéene ji mu am ci
ñi mi ku jëg politique wala ñi bokkal benn bokk yaakaar tam bu yéene na ñëpp mu nekk ay ministre maa ngi koy rafetlu ci loolu mais mu mel ni Abdou Lahad Ka gis nañ mu cadré ay ndaw mel ni da doon léebu sax ndaw ñu mu toogal ni leen ni ndaw lee rafet maasom baayam nangam ak nangam ba nit dug sax tontu ko ndax jotaay boobu ndax kàddu yooyu ku bëgg am yéene defar ci ñooñu tamit kàddu ko waroon na faa jib en tant que yaa nga woon ci ndaje ma ndax loolu rafetoon na bon waxee woo ko si ndaje bi ma nekk mais dégg naa ko mais tamit ça me concerne du ma ndaw loola du ma Abdou Lahad Ka et leur problème personnel honnêtement mënuma si wax man li ma concerné forum bi la ndaw loolu même ndaw loolu mi ngi woon ci Sadaga démb d'ailleurs moom moo ma tax sama dugg sama intervention parce que moom bi mu duggee da ne forum bi commune bee ko moom ma ne ko malheureusement donc yéen ci ay erreur ngeen doon dox ma ne ko boo leen déggee forum communal parce que forum bi ñi dëkk ci commune bi ñoo ko organisé bu waa département bi organisé woon forum bi dañ naan forum départemental bu ko région bi organisé woon dañ naan forum régional mais commune bu Touba ñoom ñoo organisé forum bi donc on est obligé de dire forum communal mais de ce fait que turu communal bi ma ngi ci rek mu indi amalgame bi ñu ne commune bi moo ko organisé Macky Sall moo yónnee xaalis. waaye enveloppe 200 000 yi ngeen di jox ngeen koy jàppee da ngeen ko war a séddoo ngeen defee ko passé loolu tamit bokk na ci li indi amalgame de. ban voilà ba léegi yow yaa ngi ci. non dama ne loolu ñu may tuwaale ko daal da day yàq yi. dégg nga li ma la wax ma ne ba léegi yow yaa ngi ci carré wu amalgame bi kan moo fi joxe enveloppe 200 000 pass. c'est des fausses informations. déedéet. si Abdou Bali ci seen point de presse bi njëkk ba joxe woon na as tuut soxna Ami Mbacké joxe na as tuut. ministre Dame Diop ci santé bi joxe na dara. waaye yooyu yëpp dafa mel ni dañu ko séddoo yooyu nag séddoo bi ñu moytu ko daal. xaaral amu fi luñ séddoo nañ waxante dëgg nañ bàyyi yàq baaxul amu fi dara luñ séddoo. ak membre fondateur yi ñu dindi ndax Baye Djili Diaw sax dañ ko cee ginnaawee léegi te membre fondateur la woon. ma ne Adama Dieng gisatuma ko ci. Baye Djili Diaw démb si guddi toog nañ ak moom waxtaan nañ parce que ñoom ñëpp ñoo yow a yem information lañ amul woon d'ailleurs boo leen seetloo bi ma dugg see ci mbir mi ak léegi information bi dafa changé parce que am nañ comité de pilotage boo xamante ne nii dañ fay waxtaanee. kon yaa ngi man ku ma xam ne man moom vraiment ci transparence bi laay contribuer lépp lu nga xam ne jiite naa ci wala ma dugg ci. man ak sama gars yi ma nekkal ci comité de pilotage mën naa ci lim ku mel ni Khadim Sylla ku mel ni Bass Diagne ku mel ni général Diène Gueye ku mel ni Bass Mboup ku mel ni Talla Sylla ak ñeneen ñu bokk ci comité pilotage bi transparence dañuy liggéey ak ñoom depuis ma duggee ak tey te su ma gisoon lenn loo xamante ne nii du transparence dama leen di wax ne lii c'est comme ça. d'accord man bokk naa si nit yi nga xam ne nee naa leen lépp luñ def ba ngoon jot dinañ ko waxtaane fii de mais dinañ ko génne ca forum ba. nit ñi xam ne ñii ci lii lañ yenn te yow yaa ngi ci forum bi xëy na. yaa ngi gis ne information yaa ngi ñëw depuis bi nga gisee sama numéro. ci biir forum bi ak tey amul dara lu leen ump ci liñ jot a jaar boobaak léegi. te loolu ci la ñuy wéy ba yëf yi jeex incha allah tant que maa ngi ci laa wax de man ne mënu mu garanti leen mais man tant que maa ngi ci incha allah information da ngeen ko jot à temps te itamit du am benn lëndëm du am benn transparence problème mu 200000 yi ngay wax nag man loolu fekk ma fi. man bi ma ñëwee daje nañ ci Cheikh Abdou Bali waxtaan nañu ak moom monsieur le ministre maa ngi koy nuyu de passage mu conseillé ñu ci lu bëri. xool lu mu ñu mën a jàppale mu jàppale ñu ko de même ma Fary Ndiaye parce que dafa am ay nit yu ciblé woon yoo xamante ni ci cadre organisation bi il fallait woon ñu seeti leen. ma Fary Ndiaye coordonnateur parti réew mi disponible nañu benn voiture boo xamante ne nii daf ñu koy jox ba forum bi jeex. ak yeneen yoo xamante ne nii moom moo koy jàppale forum bi mais du moom kese ak yeneen kilifa gis nga démarche su Sadaga bi démb donc yëf yi il faut pas que ñu jàpp ne ñun dañ ci am intérêt amuñu si benn intérêt bi ñu ci amakus néew mooy taxawu suñu gox tamit di yëngu politiquement li nga xam ne askan bee ko moom ñu dem jëli ko andil leen ko ngir ndaw yi dëkk ci dëkk bi mën ko jëriñoo et que loolu moo nekkoon samay conviction man ci politique moo nekk pratiquement ñu bëri suñuy conviction bi ñu dugg ci politique vraiment xool nañu servir askan bi jeunesse bi jóg taxaw yëngatu bokk ci réew mi war na xam sentir que ne ci réew mi lañ bokk loolu mooy suñuy combat te tant que man ci biir incha allah combat boobu noonu dinaa ko reporter incha allah. jërëjëf Dan Bamba Kane ngeen kàddu ngay tàggoo rek ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci dalal gi ñu dalal tey nag.
waaw man aussi maa ngi am vraiment mbégte bu baax a baax bon jombul ma wax fi lu ma warul wax maa ngi koy jégalu jombul aussi ñu fàtte information bu ñu waroon leeral mais xëy na ci yeneen daje dinañ ko leeral. mais de toute façon daal maa ngi woo ñëpp si calme di woo ñëpp ci ne mauvaise information yi moo leen merloo yéen ñëpp et finalement dara du si dëgg. li mu leen leeral ci forum bi moo si nekk yéene la ñu am pour que ndawi Touba yi am liggéey ndawi Touba yi ñu former leen ndawi Touba yi korkoree ku néew ku ci defar projet bu baax ñu xool fan lañ lay mën a caser nga jële fa sa tuut doo leeku ci neneen di liggéey di fay ba mat boo liggéey nga mën a yóotu leneen ñun amuñu ci projet parce que déjà ñun selon âge yi ñu wax passé na pour ñuy jël ay projet di ko dugal donc pour ndaw yi la du pour ñun maa ngi woon ndaw yépp ñu ñëw bokk ci liggéey bi moo xam société civile la moo xam dawalkatu sareet la moo xam jakartaamaan la moo xam dawalkatu oto la ak nit ki ci lépp lu mu mën di yëngu na jéem a contacter waa forum bi d'ailleurs suñu QG bi maa ngi koy fàttali Baye Alla si la abal nañu QG quartier général foo xamante ne ni à partir de tey wala suba incha allah dinaa yóbbu ordinateur yi nañ ko installé ñu commencé recevoir li nga xamante ne nii moom mooy projet yi commencé aussi recevoir nit ñi nga xamante ne nii am nañ yitte ci forum bi. fan la nekk ñu mën a waxtaanam mi ngi côté Madiana boo passé corniche su sëñ Cheikh jëm Mbaaree rek. foofu foo laajte kër Baye Alla si la ñu wan la ko foofu la QG bi nekk donc ku yor programme boo ko dugal wala nga bëgg a wax lu jëm ci forum bi wala nga bëgg ay leeral. mu woote ci ban numéro. non mun na dem ci QG bi mënuma joxe numéro actuellement mais mun nga dem ci QG bi soo demee incha allah dinañ la leeral lépp lu jëm ci forum bi et une fois mu intéressé la kenn gënu la ci yey ndax ndawi Touba ñoo tax ñu. profité aussi remercier vraiment suñu frère Fallou Diop Modekaaw jour bi ñuy maire woowee mi ngi fa woon gis ne vraiment. moom tamit day defar rek la xam defar rek lay def donc loolu j'en profite ñoo bokk Daaru Manaan moom moo féete mag donc loolu maa ngi ciy profité remercier ko di ko wax ci lancé bi mu nekk baax na nañ ko xam ci defar rek loolu moom solo ndax ñun pratiquement identité bi ñu am fii au niveau de Daaru Manaan defar la donc yoon boobu ñun ñëpp laa ci woo bu ko kenn wàcc ndax dina am résultat incha allah. maa ngi sant vraiment waa Daaru Manaan TV. di la sant seen Xaadim di sant seen techniciens yi aussi di rafetlu vraiment émission bi di leen ñaanal yàlla def ci barke Cheikhul Khadim. allahumma amin jërëjëf Dan Bamba Kane moom lañu amoon comme gan tey mu nekk responsable bu parti Rewmi waaye dëkk fii ci village bu ñuy wax Daaru Manaan muy dëkk bu yàgg ci biir commune Touba waaye ñu fàtte ko ci lu bëree bëri xëy na kon bu ñu amee ku mel ni moom ak taxawaay bi mu am. ak yéene ji mu am mën nañoo jàpp ne mën nañoo am benn soldat bu mën a xeex ci fexe ba Daaru Manaan mën a am dara lu bokk ci lu gouvernement di def ci dëkk ñu war koo man toll ci war koo am te amaguñu ko kon ñi ngi tàllal ndax dëkk bi daa mën a mënoo fee gis dara lu état def kon ñi ngi tàllal loxo bépp acteur politique ngir ñu gën cee mën a jàppale ndaw ñi dëkk fii kon ñi ngi sant bu baax a baax waa site internet bu Daaru Manaan TV muy techniciens yi caméraman sëñ Mor ñi ngi koy ziar bu baax ak sëñ Abdourahmane Diop ak bépp animateur ak présentatrice muy soxna Loog ak ñoom Adja ñoom ñëpp rek su ma limee juum waa kër gi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf ci beneen jamono.